aywa nuyu nañ leen bu baax a baax yéen ñu teewlu ci Seneweb TV tey nag ñu ngi fii au niveau de Pikine ñi nga xamante ne ñooy ay jege ñaale Kiné Gaye donc ñoom ñoo fi amal tey ab sit-in waaye itam ak askanu Pikine mën nañu ne askanu Sénégal ñëpp daje nañ fi tey ngir amal ab sit-in rek si li nga xamante ne nii moom moo am di rek Kiné Gaye mu ñu faat ci anam bu ñaaw loolu tamit si bërëb bi lee ma taxaw donc fii mooy place ba mu doon liggéey fi lañ ko faatee dañuy ànd ak ñoom si sit-in bi taataanal leen seen ay kaddu ak rek la nga xamante ne nii moom la ñuy sàkku. Imam nee na mu leen di nuyu kenn ku nekk si turam ak santam ñun ñi dëkk ci gox bi ak ñi dëkkul ci gox bi ak mboolem jullit boo xam ne yaa ngi naqarlu daan bi nga xamante ne moom moo ñu dal incha allah te nekkul loo xamante ne lu ñu neex la waaye ndogal yàlla la waaye ni mu amee nekk na tiis boo xamante ne dëggantaan suñu réew mi ak suñuy quartier ñun ñoo war a jóg fajal ko suñuy bopp li ñu koy fajee nag mooy yoon am na fi na nga ñaxtu li ngay ñaxtu ndax am na xadis boo xam ne tëddee na noonu boo gisee lu la naqari ñu ngi koy composé si ñett na nga ko faj na nga ko naqarlu ci sa xol mbaa ci sa làmmiñ mbaa nga wala sa doole ñun nag dañoo toll ci naqarlu ko ak suñu làmmiñ nguur gi mun ñoo dégg mun ñoo tinu ci li nga xamante ne moom lañ nekk tey loolu moo waral daje bi nga xamante ne moom lañ daje fii daje bi nag ku ñu gis bu ñu waxee ak bu ñu waxul suñu xol yi dafa naqari ba si kanamu yàlla macha allah ñu gën a ñaax njaboot ji ci di yarante képp kuy njaboot bu ñu la joxee njaboot defal sa kéemtalaay kàttan nga yar ko ni la ko diine islam santé sa kéemtalaay kàttan li ci des nag mbiru yàlla la waaye ku ne xam na ne réew mi ni muy doxee nii doxeewul ni mu war a doxee ngor amatul jom amatul liggéey am xaalis amatul liggéey pour mun a am xaalis nekkatul ci kenn ku ne yaa ngi jàpp ne bis tey war ngaa yeew rek nekk milliardaire loolu nag mun na dugal doomu aadama ci lu ne te lu jëm ci doomu aadama nekk na loo xam ne lu rëy loo xamante ne di ko faat ëpp na loolu alquran dankaafu na ci nit ñi alquran wax na ci baat yi doy waar yoo xamante ne lu jëm ci rey doomu aadama tay ko fi ngay mujjee mooy dugg safar wa iyaazu billah te xaalidina fiihaa la ci teg te xaalidina fiihaa bu ñu la ko waxee rek mooy yow yaa ngi ci suuf sa peine la xaw ma perpète lañ koy wax xaw ma condamné à mort dootoo génnaat foofu loolu nekk na loo xam ne lu doy waar la imam nag olof yi ñoo xaw a doy waar moo tax ma jël micro bi dik ko jot lil ci suñu kéemtalaay kàttan ak nu mu ko bëggee di leen wax ne ñun daal li ñu bëgg a wax ëpp na mais mënuñoo génnee lépp ndax naqar bi foo ko natt passé na ko maa ngi am ay appel fii ba Touba ak feneen ci gox yi fasantikoo yoo xamante ne ñu ngi naqarlu lu mel nii ak yeneen yi fii xew kon nguur gi bu fekkee mu ngi ñuy dégg incha allah nañu taxaw loolu lañu bëgg waxuñu quartier bi kecce waaye Sénégal gi yëpp dañoo bëgg mu taxawuñu ñu nekk si jàmm mënoo nekk sa réew te nekkoo si jàmm Serigne Touba radiyallahu taala anhu dee gannaaw bi ñu ko laajee àdduna lan moo fi gën mu ne jàmm ñu ne ko lu gën jàmm mu ne gisuma ko kon jàmm mooy tax nga tal lu ne boo nekkulee si jàmm sa xel du dal kon mbokk yi li ñu bëgg a wax ëpp na lii waaye bëri na ñoo xam ne dañoo war a jël kàddu incha allah maa ngi waxee ci kàddu imam asalaamaaleykum wa rahmatulah taala wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatulah. waaw di gërëm waa Pikine yëpp jiital ci ñoom Algora ak ñi nga xamante ni ñëpp ñoom ñoo jël initiative bi ginnaaw bi jëye ji amee ngir naqar wi nga xam moo nekk ci dënnu waa Pikine ñu mën ko génne waaye itam njàqare ak tiitaange gi nekk ci ñoom ñu mën a yëkkati ay kàddu jëm ci li ko waral ngir ñaan ñi nga xamante ni ñoom lañ dénk ñu jël ci ay matukaay ba nga xamante ni dootuñu xaar ba jaan weesu ñuy topp watees gi di dóor ba dégg may wax loolu suñuy kàddu ci ñett la jëm benn bi mi ngi jëm ci ñun askan wi njaboot bi benn bi mi ngi jëm ci ñi nga xamante ni ñooy autorité locale yi muy maire Pikine Nord di maire Pikine Ouest ak maire Pikine yëpp beneen bi mi ngi jëm ci état bi lu jëm ci njaboot yi yaakaar naa ne Pikine amoon na grand banditisme mais foog naa ne ci taxawaayu waa Pikine ak taxawaayu takk der yi ak nguur gi loolu féete na ginnaaw ba tax na sax amaana moo tax bi bi amee ñu bëri jàpp ne loolu moo dellusiwaat ay agresseur ñoom ñoo def jéye ji waaye li ñu gis moom mooy lépp ci biir njaboot yi la xewee boo demee fële ñuy jaaree Siteu ak waa jàmm gën yi tamit ci biir njaboot yi la amee kon nag ñu war a xoolaat suñu bopp nun ci yar bi nga xamante ni moom la ñuy yar xale yi
ak itam pression bi nga xam moom la ñuy teg ci xale yi rawatina xale yu góor yi kañ ngay takk jabar looy xaar xanaa amagoo liggéey ba tax ñu dugg ci loo xamante ni amaana moom mooy indi jëye yu mel nii nañu yërëm xale yi gaa def ci ñoom jom waaye accompagner leen ba nga xamante ni li ñuy xaar ci ñoom amaana dina am moo gën ñu leen di teg ay pression yoo xamante ni moom mooy indi yenn comportement yoo xamante ni bu dul Barça ak Barsaq ci yu mel nii lay doon. li jëm ci li nga xamante ni moom mooy fii jëye ji amee place publique bii nga xamante ni moom mooy place publique Loulou Diop yaakaar naa ne waa Pikine Nord yàgg nañoo joytu insécurité bi nga xamante ni dafay am aux abords et à l'intérieur de la place bi du lieu du dortoir du foo xam dañ ci war a ñëw di nelaw waa gox bi ak tàngoor wi di ñëw ñoom ñoo fiy génn toog di féexlu dañ ko war a éclairer ba mu leer naññi tali bi il faut ñu éclairage public bi il faut que ñu parce que ñiy def yooyu agresseur ak yooyu li leen di nekk seen premier partenaire moom mooy ñàkk éclairage public ñuy woo maire Pikine Nord di woo maire Pikine Ouest dinaa ci dellusiwaat ngir ñu éclairer sunu mbedd yi éclairer les grandes artères ba pare itam comité de vigilance yi nga xam ne initiative wu citoyen yi nekk ci quartier yi la ñu appuyer ko parce que loolu dafa bokk ci prérogative wu maire bi defu ko askan wi jóg ñoom organiser wu pour gérer la sécurité au niveau de leur quartier maire bi yaakaar naa ne li mu war a def moom mooy def une gouvernance inclusive boo xamante ni dana tax mu boole leen ci ba dooleel leen en matériel dooleel leen tamit ci lépp luy intéressement pour que ñu mën a gën a taxaw ci sécuriser quartier yi waaye mbir mi fii la xewee Pikine Nord waaye Pikine bi yëpp fi mu ne nii ñoom ñoo nekk ci njàqare ak tiis ak tiitaange tey Pikine booy xool point yi gën a soo te ay agression di fa am ay këf ay téléphone ak yeneen buntu Pikine la booy xool ak fële di fi ñu tuddee technopole bi ndaxte ay jamono amoon na fii ci essence tali mag bi waaye waa gox bi ñoom ñoo jóg xeexal ko seen bopp ci fulla ak ci fayda boobu lañ tàqali ko ak ay agresseur ñuy woo maire Pikine Ouest moom itam mu def assurer éclairage bi ci bretelle boobu noonu la route du précole ba ci technopole ba ndaxte fu amul lëndëm fu amul ay niche yaakaar naa ne agression mën na fa bañ a ñàkk waaye bu dee dafa lëndëm nga boo fay dox sa fit du dal ndaxte insécurité am na waaye sentiment d'insécurité am na te li koy jur moom mooy éclairage public bu manqué loolu am na ci ñuy woo le maire Cheikh Diop le maire de la commune de Pikine Ouest mu jàppale askan wi jàppale waa Pikine ñëpp ndax ne ñëpp fay jaar lieu de transit la ci éclairer zone boobu noonu beneen bi muy buntu Pikine ñi fay këf ay téléphone ak di fa agressé ñu yokk éclairage ba pare également yokk patrouille yi foofu noonu foofu nag damay ñëw ci état bi mooy lan mooy ne département bu toll ne Pikine nga xam moo jur Géejawaay Pikine moo jër Kër Massar tey Géejawaay am nañ seen commissariat central Géejawaay am nañ seen préfecture Pikine ma nga Géejawaay caserne sapeur-pompier bi nga xamante ni moo fi nekk ma nga Géejawaay te li ko def moom mooy Géejawaay dafa bokkoon ci Pikine waaye en 1992 bi ñu détaché Géejawaay de Pikine fa lañ bàyyi infrastructure yëpp moo tax nag ñun li ñu bëgg moom mooy ñu defar ñu un commissariat central fii ci Pikine ba pare renforcer ko en matériel renforcer ko en logistique renforcer ko tamit en effectif ndaxte commissariat d'arrondissement bi baax na commissariat d'arrondissement bi nekk ginnaaw raay baax na waaye war nañu mën a jël beneen commissariat d'arrondissement def ko fële ci Dalifort ba pare fii nga xamante ni fi leen def arène nationale bi nga xam la fa nekkoon suuf ñu toll 16 hectares virgule 67 ñu jël 6 hectares 67 yi def fa lii di arène nationale mu des 10 hectares ngallaawaay ñun li ñu laaj bariwul nañu jël li tolloog brigade gendarmerie du Foire muy 3300 mètres carrés 0,33 hectares ñu defal ñu fa un commissariat central moo gën ñu fay wax ay centre commercial wala leneen ñu defal ñu fa un commissariat central boo xamante ni dafa am effectif yu permanent ba nga xamante ni violence bi nga xam ne làmb ji da koy généré ak symbole yi booy di def ci mbedd yeeg yooyu bu ko defee loolu ñu mën koo endiguer loolu moom la ñuy wax état bi mu defal ñu ko balaa loolu commissariat Pikine bii ay jàmbaar lañ ndax ne gis ngeen nit ñi diligenté enquête bii nii opinion bi yëpp dañu mettroon nit ñi ci piste agresseur waaye ñoom seen professionnalisme moom moo leen may ñu jël recul critique bàyyi piste agresseur fexe ba xam ne ki ko def moom mooy ki nga xamante ni moom la doon liggéeyandool ñi ciy sant di ci félicité di ci tàngaagal waa police u Pikine di ñaan tamit ñu renforcer leen en matériel renforcer leen également en effectif parce que commissariat bu d'arrondissement bu toll ne Pikine ñaari brigade de jour rek a fa am
benn brigade mooy liggéey tey beneen bi liggéey suba loolu yaram antanu ko te loolooy tax du ñu mën a wàccoo ak liggéey bi nga xam moom lañu xaar ci ñoom. beneen bi ñaari oto rek lañ am ñaari oto patrouille ñuy wax état bi ñuy wax ministre de l'intérieur ñuy wax directeur national de la police nañu jàppale suñu alkaati yi nga xam ne ay jàmbaar lañ yokk leen matériel yokk leen effectif ba nga xamante ni lépp loo xamante ne daal ci waa Pikine ñoom nañ ko mën a fagal loolu yaakaar naa ne mooy li nga xamante ni dajul ci waa Pikine li ñu am ci ay mébét jëm ci seen sécurité waaye loolu yaakaar naa bu ñu taxawee insécurité bi na wàññeeku ma leen di sant di leen gërëm. jërëjëf Daouda Gueye kàddu yi rafet na am na solo. À mes côtés je suis avec monsieur Mamatar Gueye de l'ONG mooy Jamra Sénégal bi yëpp mooy xam nañ ko si wax ak def lu baax derrière moi ñi si yoo sol t-shirt di justice pour Kiné Gaye ay rakam ak ay magam la àndal man nag maa ngi tudd Moussa Gaye maay taawu yaayam lu ñu def lu mooy di sant yàlla moo ni Kiné Gaye si biir bureau bii la ñuy jëlee bakkanam gis nga tey jii nii su fecc daganoon ak tabala su daganoon tey allo gis nga tey jii tey duñ def lu dul di sant yàlla y'a 17 millions de sénégalais yu fi nekk ñaata famille ñoo fi nekk yàlla ñëw jël suñu famille tànn kenn ne tey le monde entier si kooku moom la ñuy wax kon duñ def lu dul di gërëm yàlla di sant yàlla ndax yàlla lu ko neex loolu lay def lu ko neex lay def nu mu ko soobee ak nu mu ko bëggee te du tàggu kenn duñ def lu dul remerciement rek la ñuy def wax naa ko fii suñu mënoon tey billaahi wallahi taalaahi teg ay tabala ay sabar di fecc ba fajar di sant yàlla billaahi dañ koy def te su ñëwaatoon tey tegaat ñu lu gën a metti lii billaahi ñu nangu ko ndax yàlla mooy dogal li ñuy wax nag mooy jeunes yi nañu xam ni gis nga mooy àdduna bi ñu nekk nit dafay doylu gis nga Sëñ Tuubaa nee na ku yaakaar ni dee dalaa sori yaa ngi si musiba kuy jénn sa kër képp kuy jénn sa kër mooy jàppal ni dee yaag moom yéen a àndaale di ñaan yàlla nag suñu rakk ji jénn àdduna yàlla na yàlla dogal suuf sedd si kawam di ñaan suñu rakk yi nga xam ne moo jénn àdduna di Kiné Gaye yàlla na yàlla dolli yërmande si kawam te lii nii dafa dal xel ñun ñoo war a jooy de mais Sénégal yëpp monde entier ñoo ñuy jooyle di leen gërëm di remercier waa Pikine gis nañ seen taxawaay yàlla moo dogal lii ne tey en ce moment bi may wax ak yéen nii Pikine bi yëpp dinañ génn ñëw soutenir ñu billahi wallahi taalaahi la famille Gaye remercie toute la population de Pikine di remercier la police centrale police bu Pikine gis nga enquête bi bu mu amee fajar teel avant 9h ñoom xam nañ les suspects la moo ko waral seen liggéey seen taxawaay moo waral loolu di wax nag mooy ñëpp di remercier daal ñëpp fi ñu toll nii wax ji suñuy wax nii sax li ñuy wax nii peut-être parfois dañuy wax suñu nganti tuuru mbégte lañu am ñun famille Gaye ndax xale bi muy judd mooy kenn xamu ko mu génn àdduna mooy ñëpp xam ko ñu jàng alxuraan am na loo xam ne yàlla daan lu mu wax sa bërëbu liggéeykaay nga fay liggéeyee nga ñëw ñu bëgg laa dugal si yenn yi nga bañ ñu jël sa bakkan damay ñaan yàlla man de sam papa de nee na fii laa koy waxee Kiné instant yi képp ku ñëw si bis bi tey ñëw jaale mooy wala nga teew yàlla na la yàlla boole mooy si yool bi amiin lii ngëneel la ñu jël sa bakkan si fi ngay liggéeyee ñëw tax lépp ñëw lii am dañuy Kiné incha allah ñun ñi ñëpp taxaw fi yëpp moo nar a doon mooy suñu njool mooy suñu njot di sant yàlla encore di remercier ñëpp di jéggalu ñëpp nag si kàddu yi jërëjëf Moussa gannaaw bañ musul ci seytaane sant yàlla borom bi subhanahu wa taala bi nga xamante ni ne xalaqal mawta wal xayaa nuyu ñëpp itam ci kàddu salaam bi nga xamante mooy nuyoo waa ajjana te yal na ci yàlla boole Kiné te incha allahu yàlla dina ko ci boole te boole ñu ci ëllëg nuyu population Sénégal ci kàddu famille Serigne Modou Gaye comme niñ ko waxee ñi taxaw ñëpp ay frère am lañ grande sœur am itam mi ngi nii ba
mbir mi xewee ba tey itam yàlla dogal ñu jox ma seen kàddu ndax seen baay yàlla moo ñu boole ci alxuraan ba tax soxna Kiné yàlla dogaloon na maa ko maye maa ko ñaan si ñaari wax yooyu nag bu mu leen jaaxal ndax ci famille maam Cheikh Hadji Malick am ku ko ci bëgg magam woo ma laaj ma ne ma kër Serigne Modou Gaye ndax xam nga ko ndax maa fa dëkk sama rakk dafa bëgg soxna ma ne ko macha allahu kër googu ku fa am soxna am fa soxna ndax seen papa alxuraan lay jëfandikoo wal baladu tayyibu yaxruju nabatuhu bi idni rabbi feeñ na ci waxu doomam bii di Moussa ndax ba mu ñëwee jóge fii ñu nekk ak yéen waa Pikine fii ba 4 heures du matin kere bi ma accès wóor na ñi xaw naa saalit ñu dalal ma ñu koy sant moom itam bu ku baax a baax algo taxawaayam rafet na lool initiative bi ñàkkul moom moo ko xalaat moo ko def waaye woote bii tey ñëpp waroon a ñëw kam min fi atin qalila xalabat fi atin kathira bi idnillah wane na ko sant gërëm itam kii nekk Jamra maam Makhtar Gueye wane na ni l'islam itteel na ko waaye wane na ni doomi Sénégal itteel na ko ndax bëri na ñuy coow seen bopp moo leen tax a jóg tey képp ko Sénégal itteeloon moo xam opposant nga moo xam pouvoir nga moo xam kilifa diine nga woote bii tey waroon nga fi mën a taxaw ndax yaa ayyuha alladina amanu stajibu lillahi wa lirasuli ida daakum lima yuhyikum te woote bii jëm na ci l'islam ak sharia ndax lan dañoo faat doomi aadama di jullit te waka annama qatala annaasa jamian wa man ahyaaha waka annama ahya annaasa jamian Kiné biñ ko faatee dafa mel ne que monde bi la ñu rey yemul Sénégal ñëpp jooy nañ ko naqarlu nañ ko ba tax tey ñi woote ñëpp war mën a génn tey yàlla dafa dogal mu dal ci famille Kiné Gaye waaye ëllëg xamuñ ci man lay dal wala keneen kon ñun ñëpp tey lii sëñ Mame Matar Gueye def ñëpp ñu doon coow ci presse yeeg ci télévision yi tey bu doon di Sénégal itteel na leen woote bii tey waroon nañoo ñëw taxaw wax ci ndax woote bii woote wuñ ko ngir politique dañ ko woote ngir askan wi dañ ko woote ngir woote yàlla ca la mu wax pour ñu jëfandikoo li yàlla wax ñun nag mënuñu ko ndax dafa am ñu ñu yilif kon ñi ñu yilif population bi tey danañ taxaw wax leen seen soxla wax leen seen tiis ak seen naqar ci ne lii dafa war a doy woote wuñ ko pour waa Pikine doomi Pikine dong waaye dañ koo wax ngir doomi sénégalais yëpp ak fépp fu ñu nekk jëf ji ñaaw ji dafa war a dañ te wa man yaxruj min baytihi ila allahi wa rasulihi thumma yudrikuhu mawtu faqad waqaahu ajruhu ala allah ku génn sa kër di wuy ji yàlla ak yenent bi te boo xoolee ki ne mën nañ koo dugal ci foofu dafa génnoon ngir wuti lum suturloo jàppale borom këram waaye jàppale ay waajuram ñu fekk ko fi muy liggéeyee comme ñu ko ñëpp xamee jël bakkanam kooku dafa shahid la incha allahu yal na ko ca yàlla boole waaye wax ji daal mooy gudd ko gàtt mooy li tax mbokk yi woote te na ko xadis ba waxee man raa minkum munkaran fal yughayyir bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisaanihi fa in lam yastati fa bi qalbihi wa dhalika ad'afu al iman kon tey loolu mooy suñu woote loolu moo waral suñu woote ñu wuy si leen ndax ñun duñuy wuy ci ay caaxaan lii nag wuy si wuñu ngir waa Pikine rek mais dañoo wuy si ngir population Sénégal kon Mame Matar ñun ñi ngi lay suivre mais tey la gën a jàpp ndax wane na ne dee gi métti na la ba tax nga dérangé wu ñëw ànd ak ñii ci li ñu woote dëgg-dëgg yow boo nee Sénégal itteel na la man danaa ko mën a def kon daal ñu ngi ñaan population bi di ñaan itam suñu kilifa diine yi ak suñu kilifa aada yi ñu tàllalal loxo yàlla gannaaw bañ ko tàllalee loxo yàlla moom yàlla président bi jiite réew mi muy président monsieur Macky Sall mu bàyyi xel ci procédure bi rawatina suñ jigéen bi suñ doom bi di soxna Kiné Gaye ci faatin wu ñaaw wii ñu ko faatoo
na dossier bi leer nañ ko gën a leeral te lu mel nii la ba waxoon rek bu ñu leen di baal nañuy wane seen xaru këram xam ni kii moo jëf-jëf ji ndax ki nga def lu ñaaw ñu wane lu ñaaw lam jëf wala wax ko kon ko jëf-jëf ji dañuy war a di ko wane kon daal li ñuy wax rek comme ni ko ñi ma jiitu waxee mooy nañu dellu xam ne ay jullit lañ jullit fii ak deful li ko yàlla sant mi ngi ci pertement bu ñu yàkkamti suñu àddina bu ñu yàkkamti suñu wërsëg nañ njëkk a yaru ci suñuy kër soo ko yaru ci mbedd mi changé waat itam suñu comportement man nag population bi ñun ñëpp nag mooy tax ñu am li ñu bëgg mooy tax itam lu mel nii dootu fi am kon dafay bañ a guddal waaye yow daal cant yi lépp rek ñun ci yow lañ ko teg ndax initiative bi yaa ko def ñu fekk la ci réussir na ndax macha allah journalistes yi danañ ko wasaare ci réew mi uniquement rek pour wane suñu naqar lii dafa dal ci Kiné Gaye dëkk Parcelles waa Parcelles jooy nañ ko réew mi jooy nañ ko fii mu ko dalee ci Pikine keroog ba ma fi ñëwee ne ëpp mbooloo mu toll nii lañ fi fekk ngeen dalal ñu taxawuñu kon bu ngeen ci woowee dañuy ñëw wuy si leen fi ñuy tëjee suñu wax daal mooy président Macky Sall ñi ngi lay yokk di ñaan yëg nañ itam sa ndaw dikk na fa waaye ñu ngi koy ñaan mu taxaw gën a taxaw lu mel nii jeex ci Sénégal li koy jeexal la ma waxoon keroog rek koñ bu nekk taxaw buñ gisee ku def lu safaanoowul ak yoon am na mënuñoo jéggi yoon nit ki léeg-léeg nga topp sa naqar wala sa xol ba tax nga def lu ëpp wala nga wax lu ëpp mënuñoo jéggi yoon waaye yoon itam macha allah liñ ñi wan keroog wan nañ ñi yoon am na ndax fexe nañ ba gis xale bi ko def ñuy téye ko kon dañuy ñaan intervention bu mu ci am gracier bu mu ci am ay naan dafa am xelu dof dafa am bu mu ci am ay naan nii la meloon na naa la meloon dégg naa ndaw su koy wax yooyu c'est des faux lii lu ñuy métti la bu ñuy seede nañu seede te yàlla tax ndax min aqrabu min hablil warid wasalaamaaleykum wa rahmatulah. jërëjëf imam Habib Ndiaye kàddu yi am na solo léegi nag dañoo jël benn jigéen tànn ko ngir mu yor kàddu jigéen ñi muy soxna Awa Diop soxna Awa Diop kàddu baa ngi noonu. bismillaahi rahmaani rahiim barke borom Touba barke borom Touba yéen ñaar lang leen. waaw ñi ngi wax ni mën la Awa Diop Pikine Nord ndax sëram yi fi ñu taxaw di def fii ñu def ku ko defoon sama nit walaay du ma taxaw ko ñi ngi may jàpp may xool nu ma xataraayo kon dal gi ngeen dal jullit gi ngeen doon yal na leen yàlla fayal seen bopp te may leen lu leen utalaat Kiné ndax dina jafe di wax ni Kiné xel bi da ciy dal ndax dañ ni ku dee ci xare àjjana nga jëm Kiné dañ koo boom ci place liggéeyukaayam kon dafa dee ci xare may wax ni Pikine Nord département Pikine jigéen ñëpp a ngi jooy jigéen ñëpp a ngi yuuxu jigéen ñëpp a ngi woote wàllu ñu wax ni lii dal Kiné dafa doy lii dal Kiné dafa doy ndax jigéen ñi bu fajaree ñii ngi jaay jën ñii ngi jënd yu sew ñii ngi def fu ne bis bu kot ñu agressé leen bis bu kot ñu agressé leen di leen violé jigéen ñi ñee nañ fii ñu tey jii nii góor ñi baree fii sax neexuma woon fii dafa waroon a fees dell ak ay borom yu musóor ndax ñun la ñuy violé ñun la ñuy nangu suñu alal ñun la ñuy dab ci kër yi te ñun ñooy jàppale góor yi ci biir kër yi kon dafa doy bu ñu ki amatu ñoo génn soo génne yaa ngi xaar ku la agressé boo tëddee sa kër yaa ngi xaar ku la fa fekk dara leeratul te nag il faut ñu jaay suñu doole ndax ñun liggéey rek la ñu xam ci jigéen ñi il faut ñu liggéey ñuy wax ni Macky Sall liñ lay wax man damay wax ni Macky Sall dëkk bi lëndam na sàcc yi bari na agresseur yi bari na xale yu ndaw yi nga xamante ne dafa war a lii xam nga du agresseur donc kon boo yar sa doom na nga ko yar ci daylu mais bu dee du ñàkk doy xale yi liggéeyatuñu mënuñu ni bu xale yi buñ demul ci buñ neewul Barça rey nañu nit bu nga nekkul ci fee di agressé ñi ngi def leneen kon jeunesse bi ñu ngi leen di woo bu leen kenn teg lu ngeen mënul ñu ngi leen di woo bu leen kenn teg lu ngeen mënul tey jii fii waroon na fees ak ay autorité
jigéen buy liggéey utaloo ko liggéey moom moo xalaat lu muy liggéey mu ñëw ñu fekk ko fa rey ko kon xoolu Pikine la ñu jam te bu fekkoon te ni leneen la ñuy wut ñu ngi dawal seen ay kàrkar fële di fa dugg kon nañu bàyyi nit ñi xel xam ne nit ñi duñu ay weñ nañu bàyyi xel xam ne nit ñi duñu ay weñ amuñu doole jigéen ndox dama ni am na jom ba mi ngi liggéey liggéeyam keneen am na jom ba mi ngi liggéey liggéeyam nan ñu dimbali leeral dëkk bi dafa la demee xale bi boonu ko heure bi ñu ko rey ba heure bi ñu ko gis bu fi sécurité amoon loolu du demee noonu ñuy jëm jaajëfal waa police Pikine bu baax a baax man mii rek bari na bokk na li ma leen di woo ci ay situation mais foo leen mën a woo nag moo tax yàlla taxaw na ñu liggéey ko mais li waa ji wax rek ñun waa Pikine dañoo soxla armée li fees na ñuy yuuxu fu ñu ko def ñuy xaar agresseurs yi bari na lamp yi bu ñu même bu nee ay teg nañ fa ay lamp du tàkk lamp yi tàkkul dama yi la yi yemul ci Pikine Parcelles Guédiawaye fépp la ñu wax ñu ngi woo fépp foo lamb day metti jàppale wuñ ñu tey jàppale wuñ ñu ëllëg kon dafa jot dama ni jeunesse bi laay woo may lii dafa doy ku gis sa koñ loo xam ne waroo ko faa gis fajal ko sa bopp ku ko gis loo war ko gis rek fajal ko sa bopp ndax quartier bu nekk lii amoon na fi am na ay temps ñu def kuréel di def lii mais fan la mujj am na ñoo xamante ne ba tey ñu ngi ci ko soli parce que dañoo fayu woon ñu ne kenn du fayal sa bopp mais nag fan la bët di wàcc fan la wàcc di ba jëkk bëtam man lii victime laa ci man agressé nañ ma sama rek fekkee ko ci biir këram ci biir néegam di ko agressé ci jabaram ñu rey moom bëgg ko rey mu rey boo fayal sa bopp yóbbu la tëdd na 5 ans génn dee mais kañ la ñuy am ñun kañ la ñuy am satisfaction boo xamante ni nit dina ñëw fajal ñu suñu soxla amul kon maa ngi sama yaram tàng na tamit waaye maa ngi delluwaat rek di wàccaat di mastawu famille Kiné di wax ne ñun waa Pikine ñëpp ñu ngi seen ginnaaw ñun ñëpp ñu ngi seen ginnaaw dama ne lii amul garage amul dara lépp lu ci war nañ ko ci def parce que bakkan lañu rey lépp lu ci war nañ ko ci def maa ngi wàcc di leen mastawu bu baax. léegi nañuy def français. jërëjëf léegi nag. doole alcool. donc ñoo ngi jégal dañu bëggoon def benn précision rek. commissaire bi nee na benn orateur la mën a maye parce que autorisation bi 17h la woon. il fait 17h51. te nee na 18h dafay libéré voie bi. donc loolu taxoon ñu bëggoon tëb au nom de la jeunesse. donc parce que moom la ñu bëggoon jox mais dañuy jox directement Mamatar pour. dama bëggoon ngeen ànd yéen ñëpp ci benn kàddu ñu toroxlu ci suñu kanamu borom ñaan ko ñaan bii ma bëgg ngeen bu ma ko waxee ngeen addu ci suñu borom subhanahu wa taala yal na beesalaat yërmandeem ci Kiné Gaye. suñu borom subhanahu wa taala yal na yeesalaat yërmandeem ci Kiné Gaye. yal na yàlla yeesalaat yërmandeem ci soxna su baax si di Kiné Gaye. yal na yàlla yeesalaat yërmandeem ci soxna su baax si di Kiné Gaye. ndax bu leen juum Kiné ndam lu rëy la am tey. dëgg la bu ñu sañoon mu toog fi ba tey waaye suñu borom xam ngeen ne ku xëccoog moom yaay perte xanaa ñaan yàlla na yéex rek li tax ma ne Kiné ndam lu rëy la am dëddu bii mu dëddu am na lu mu réglé ndax fi mu nekk Kiné tax na ba naqaru njabootu Fatoumata Makhtar Ndiaye rahmatullahi alayha seen naqar gën naa jolli ndax say-say ya ko fekk ca këram ndax ana lan moo gën a dal xel lan moo gën a nekk sécurité nga nekk sa biir kër rawatina Fatoumata Makhtar Ndiaye ci chambre à coucher la nekk ñu fekk ko fa faat ko ñu nar ko bàyyi nii rek mu sax ndax say ana lan moo gën a dal xel soxna Binta Camara fii ci Tambacounda aw saay-saay ñëw bëgg koo sàkku dëgg la xeex na ba waa ji la mu bëggoon amu ko waaye ñàkk na bakkanam ndax ci biir kër baayam lañ ko fekk Kiné li tax ma ne am na ndam dafa wane ne loolu askan wi doon jooytu yëpp am na ndax dañ ko fekk sur son lieu de travail muy jaamu yàlla di fa ut teraanga bu mu yóbboo njabootam ñu fekk ko fa boon ko kon posé na revendication wu li jiitu yëpp ci ay musiba yal na ko yàlla fay loolu moo tax ma bëgg ngeen xam ne te imam bi wax na ko sànq li ñuy wax shahid maanaam martyr bu leen defee ne mooy ñi daanu xare ba dara rek
wala ñi daanu xare Uhud ndax laa ilaha illallah muhammadu rasulullah moo leen tax ñàkk seen bakkan mais Kiné moom itam da doon jaamu yàlla ca place su liggéey kaayam di foofu teraanga bu mu doon yóbbu jox njabootam fa lañ ko fekk boom bokkoon shahid la yéen waa Pikine Nord nag kenn demul ngeen des ndax ñun fekke nañu yu bari ci ay agression yoo xam ne bakken rot na ci waaye lii seen gox bi def tey gisuñu ko feneen wax dëgg yàlla njabootu Kiné Gaye yéen deselatu leen dara njabootu Kiné ndax mobilisation bii mbeddum lëmm ngeen fatt ko délégué de quartier yaa ngi fi imam yaa ngi fi bàjjenu gox yaa ngi fi association sportive et culturelle loolu mbaaxu Kiné Gaye rek la kon ki fi jóge bu ñu sañoon yàlla bàyyi ko fi ba ci kanam mais suñu borom rek a xam lu tax mu def loolu kon balaa ñoo sori dinañu yeesalaat njaal sœuram yi fi taxawoon léegi ak frère am yi ak nijaayam yi ak ki may dégg fan yi yëpp ci média yi muy naqarlu li am ak tënxamlu bi autorité yi di tënxamlu defe naa mooy Algora mu ngi den ak yow moo nekk nii kii na ngeen ko ñaanal Algora Sène ndax alerte bi mu alerté moo jur lii tey alerte bi mu alerté moo tax Jamra ñëw ci jëmmu boppam te yàlla na ko yàlla fay ndax leeral na lu bari ndax moom yàlla daf ko nattoo mu nekk ci premier yi nga xam ne ñoo ñëw yem ci musiba bi force de sécurité yi nag dama bëgg yéen waa Pikine Nord bu leen yem ci di leen ñaanal ak di leen gërëm na ngeen leen jàppale parce que collaborer ak police pour xeex insécurité du affaire u délation lu normal la moom la waa Kër Mbaye Fall defoon daaw dafa am un groupe de narcotrafiquants trafiquants de yamba agresseurs dañu dem bari doole ba dootuñu nëbbatu di jaay yamba bi en plein jour bu dee suba teel wala nga guddee ñu agressé la ba jigéen ñi daan dem ci tefesu Yaraax di fa wut jën pour am lu ñu dimbali seen i waa seen borom kër di ko jaay di ci am dara ñemeetuñu teel a xëy mag ña nga xam ne dañu daan fajaru di dem jàkka ragal ku leen agressé tax na ba ñemeetuñu dem lan la waa Kër Mbaye Fall def dañu jóg def li ngeen def bind nañu lettre préfet jurul dara bind ay lettre yu dul jeex commissariat jurul dara bind nañu lettre ministre de l'intérieur jurul dara waa liñ ci ragaloon moo mu jàmm ñaanuñu ko yàlla nag waaye tan xam lu moo koy indi moo tax ñu ngi avertir état lan moo mu jàmm Kër Mbaye Fall jeunes yi dañu créer benn brigade d'autodéfense daal di tendre benn embuscade le chef de gang narcotrafiquant dóor ko ay kuuru Baye Fall mu daw laqatu ji sa suufu ronu délégué de quartier ba tànk yi di dépassé ñu ñoddi ko génne ko daal di ko doggali comme ni ñuy reyee kaña loolu rafetlu wuñu ko waaye li koy indi mooy tan xam lu sant ñu kenn ngay fayu l'islam ko jëkk bañ loi bi dafa ne nul n'a le droit de se faire justice soi-même mais état su bëggee fayuntoo bañ a am état na jël matuwaayam te bàyyi tan xam lu bi balañ jëm sax ni ko état mën a defee nag c'est très simple ni ko état mën a defee c'est très simple mooy na état dooleel takk der yox dëgër jàmbaar lañu gis nga ni ñu sécuriser koñ yi pour kenn bañ leen a déranger jàmbaar lañu waaye lu ñu jàmbaar te amuñu jumtuwaay ak matériel bu doy du mujj fenn kon nag première revendication Pikine Nord monsieur le président Macky Sall insécurité bi am fii jéggi ne dayoo jot na nga utal leen commissariat central léegi nag bu leen yem rek ci di sàkku commissariat central dama bëgg yéen ngeen créer ay brigade de vigilance ngeen dem di informer police régulièrement loo leen gis ci quartier bi leerul trafiquant de yamba yi ak ñi taxaw ci bopp koñ yi sol yi lunette xam nga ay lunette guddi ku ko sol sa affaire leerul dem leen ngeen signaler ko parce que police boo leen ko joxul information bi ci mën a liggéey kon nag yal na yàlla nangu ñaan yi fi ñaan yëpp naqarlu bi am na solo waaye dama leen di ñaan fa lay tëje ku ci nekk ci yéen boo ñibbee waxtu julli yi jeexagul tàkkusaan a ngi fi timis a ngi fi gee li ma leen di ñaan yomb na yàlla ku nekk nga fas ci sa xol yéene soxna Kiné Gaye
daal di ko fi daawul benn fatiha ak ñetti ixlaas rek benn fatiha ak ñetti ixlaas kon nag Kiné Gaye yàlla na suñu borom yeesalaat yërmandeel ci kawam asalaamaaleykum wa rahmatullah. waaye comme ni mu ko waxee. day gën a gudd nañ def français rek mu jeex quoi. donc asalaamaaleykum wa rahmatullah. waa Pikine asalaamaaleykum waa Pikine. waa Pikine jërë ngeen jëf. waa Pikine xale mag ndaw imaam yi jigéen ñi góor ñi waa Pikine jërë ngeen jëf yàlla na suñu borom bi fay leen yiw donc dafa am ay développement yoo xam ni dama ko bëggoon def rapidement daf ci am yoo xam ni xam naa duma ci jaaraat parce que Daouda Gueye wax na ko moom mooy wàllu arène nationale li heure bi jot moom moo tax nag maa ngi ciy jégalu bu baax moom mooy accompagnement yi nga xam ne yi bi ñu ko diggee waroon na fi am gis ngeen document bi kii mooy projet initial biñ ñu joxoon ne dañ doon defar arène nationale li ñu waxoon yëpp ne moom mooy accompagner arène nationale bi mu nekk ci biir document bi amul tey jii ci arène nationale soo leen paree bu leen neexee mën naa leen ko wax kii mooy document initial donc Daouda wax na Mame Matar wax na par rapport ak commissariat bi mais dafa am lu xew bu combat amee ba pare loolu ñuy wax simol loolu wax dëgg yàlla simol loolu sonal nañu trop donc ñoo ngi ñaan service de sécurité yi li ñuy wax simol ñu taxaw ci man ko arrêté beneen bi moom mooy lii ñu jàkkaarloo suñu place publique nii le maire de la commune Amadou Diarra dafa ñëwoon defar fi place publique bi mu doon idée bu génial bu extraordinaire population yëpp bëgg ko ñëpp ñu ñeeñu dañ ñoo ñeewoon ci ku romb nañu seen maire bi il a très bien fait fii mu def wifi fii mu def fi ay lumières yu doy mais wifi bi dem na lumières yi dem na léegi place publique bi dortoir lañ ko def tey ci suba bi ma jullee ba pare fële laa tàmbale ma ne naa vérifier waat parce que dama daan compter 10 à 15 tey malheureusement 8 laa fi fekk yoo xam ne dañu tëdd banque fii fële laa commencé ba fii 8 personnes ñoo fi fanal peut-être que heure bi ma doon jóg sax am na ñoo xam ne dem nañu donc c'est un appel monsieur le maire fii dañ ko war a assainir parce que pour ñun la te ñun ñemeetuñ fii dañ ko seexlu léegi s'il vous plaît monsieur le maire ñëwal nga jàppale ñu sa idée bu génial boobu dañu bëggoon nga pérenniser ko nga jàppale population bi pour loolu mu mën a régler liñ ci bëgg moom mooy garab yii dafa xumb ba nga xam ne day nëbb donc ñu mën ko élaguer parce que dañu gis ne amul bëriwul njariñ trop mais ñu koy élaguer di ko defar ba mu jekk beneen bi moom mooy ñu def ci lumière bu doy parce que leeraay li daaw dëggee doon wax bu leeraay amee rek ragal mën na am beneen bi moom mooy ñu assainir espace bi wax naa ko moom mooy ñi fi fanaan ñu lijjanti leen pour ñu jóge fii parce que daaw ñu fi fanaan pour ñun ñu mën a occuper suñu tàngaay baa ngi ñëw ñu mën a occuper place bi librement donc loolu demande la ba yoo xam ne bi ñu ngi koy wax à monsieur le maire beneen bi moom mooy lan mooy suñu responsabilité ci li xew il faut ñuy jël suñu responsabilité les délégués de quartier les présidents des ASC lan mooy seen rôle est-ce que ñoom dañu war a délégué de quartier bi rek bind naa këyit soxla naa këyit rek nga defar ko non Daouda l'a dit il faut ñu am la culture de la dénonciation bandi yi salte yi ci suñu kër yi la ñu dëkk ci suñu koñ yi la ñu dëkk délégués de quartier yi xam nañ leen si vous avez peur de les dénoncer mais summi leen seen mbubb ngeen jox ko ñeneen s'il vous plaît les présidents des ASC waruñu taxaw rek pour football bi day créer insécurité aussi et pourtant association sportive et culturelle la tudd mais développer la culture tout à l'heure wala démb maa ngi dégg sama le maire Sougou muy wax loolu c'est la culture qui peut faire développer les choses Sougou ñoo ngi lay dénk loolu cette culture là mairie bi dénk na la ko wax dëgg yàlla te wóolu nañ la ci bëgg nañ nga développer au nom de ces associations là les maires subventions yi nga xam ne ñoo ngi koy def ay les ASC mais les présidents d'ASC créer leen ces comités de vigilance chaque ASC am comité de vigilance am bu boobaa problème bi dina régler beneen bi moom mooy ñoo ngi demander au maire toujours aussi parce que nag mooy suñu kilifa soo leen déggee ñu koy tudd nii mooy suñu kilifa mooy kilifa gox bi su dee am nañ loo xam ne lii moom lañ ko dénk te gisuñu lenn li mu dox ko dañ ko koy réclamer moom mooy déjà am na ay comité de vigilance ba pare yu am existant ces comités de vigilance existants nañ leen renforcer
nañ leen renforcer parce que comité de waaye mais s'il vous plaît ouais mais ces comités de vigilance là wax nañ leen renforcer parce que comité de vigilance yi dañuy am recruter 100 maisons yi 20 yi ñooy fay donc ñoom aussi 3 employés la ñu mën a am donc suñu ne à 50% dañ leen di subventionné ñu mën a am 10 employés donc ñooñu dañ mën a assurer la sécurité loolu daal bokk na ci li nga xam ne nii bëggoon nañ ko waxtaan ak mbooloo mi mooy comité de vigilance yi mais propriétaire de multiservices yi aussi lan mooy seen responsabilité buntu bi su doon am na gardien Fatou Kiné Gaye du faatu non donc caméra de surveillance war na am ci multiservice yëpp ñoo ngi koy ñaan état dafa war a taxawaay boo xam ne bii multiservice bu amul caméra ak gardien duñ la jox autorisation non c'est pas compliqué du tout donc l'assistance ñoo ngi demander état aussi l'assistance des victimes Fatou Kiné Gaye mënul di liggéey di yóbbul ay njabootam ñuy dundee ñu faat ko ki ko faat ñu jàpp ko tëj ko kaso après njabootu Fatou Kiné Gaye ñu toog di leen xew non état est là pour les assister les victimes dañ leen war a assister loolu ñoo ngi ñaan état déjà def nañu un premier pas di remercier le ministère de la famille wax dëgg yàlla ñëw nañ kër ga jaale si c'est comme ça état warul tax xam lu comme l'a dit Mame Matar Gueye beneen bi may jeexalee moom mooy nañu moytu di fajal sunu bopp la police est là pour ça bàyyi leen fajal seen bopp boo leen jàppee ku deful noonu yóbbu leen ko police loolu mooy seen rôle fajal sa bopp moo yées agressé parce que booy commencé di fajal sa bopp agresseurs yi dañuy profité ci fajal sa bopp algóora day romb ñu jéppi ko ne agresseur baa ngi nii di ma commencé dóor ngeen ñëw sotle ma bala ngeen a xam algóora fekk deena bu yàgg ñoom ñu def seen forfait dem seen yoon donc fajal sa bopp éviter leen ko beneen bi mooy la collaboration avec la police il faut collaborer avec la police ñii dañ fi nekk pour ñun ñeme leen alkaati yi mais ay nit lañu comme ñun suñu kër yi la ñuy juddoo suñuy mbokk lañu suñuy rakk lañu suñu frère lañu seen liggéey moom mooy ñu assurer suñu sécurité suñu gisee lu dul yoon nañu dem wax ko alkaati yi ñi dañu leen war a jege c'est la police de proximité dañu leen war a jege jàppale leen ci li ñuy liggéey dama bëggoon benn standing ovation police parce que man police dañ ma génne ci affaire yi rapidement ginnaaw maa ko njëkk a découvrir man maa taxaw fii ci buntu bi woo police woo sapeur pompier mais enquête nañ ma fi enquête yu métti mais su feeñu loon ba tey maa ngi ci enquête police centrale doonte ne jàppoon nañ booy bi mais police centrale woo nañ ma ñaari yoon pour continuer ay enquête te man feeñal ko yëgle laa ci am donc police dañ maa teel a yeewi la police monsieur le commissaire maa ngi lay sant bu baax jërëjëf beneen bi moom mooy ma xamal leen ko mu leer parce que sûreté urbaine ñoom ñoo doon continuer di def enquête bi mais man dama jàpp ne du sûreté urbaine ñoo réglé problème bi suñu police Pikine bii moo ko réglé. suñu police Pikine bii moo réglé problème bi. après la ko sûreté urbaine jël ba ko aaki moo c'est la vérité. way xam naa ci dara parce que bi ñu ñëwee daanaka ci guddi gi réglé nañ problème bi mais nag dañu bañoon ay brouhaha am ñu libéré booy bi mu dem ba le lendemain ñu doon ko këyi mais ci guddi gi daanaka non c'est une très grande police réglé woon na problème bi kon vraiment yéen ñëpp ñoo ngi leen di sant di leen gërëm bu mujj bi moom mooy li gars yi di wax loolu c'est les populations qui réclament la peine de mort c'est une demande. Peine de mort. 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 jërë ngeen jëf ma ne il ne suffit pas de réclamer juste la peine de mort du réclamer rek juste la peine de mort ñu instaurer la peine de mort rappelez-vous depuis 1963 lañ ko instauré woon en 1967 ñaar rek lañ ci éliminé woon en 1967 ba 2004 am na ñu nu condamné woon à mort kenn éliminé woon donc c'est plutôt l'application de la loi de la peine de mort c'est ça il faut appliquer les lois donc sant nañ leen gërëm nañ leen seen taxawaay rafetlu nañ ko bu baax jàppale ngeen ñu bu baax a baax la famille na ngeen xam ne man ci seen biir la bokk je suis votre frère peine de mort peine de mort peine de mort
Fire. Defal ndànk rek.